jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi benn ponk nag gën saa fës tey jii ñu jagleel ko ñaawteef ba xew fële ca commune bu Niassia ñaari bis nag nguuru ko Sénégal njiitu réew mi jàpp ko nag ab dëj ci Sénégal wërngal këpp gannaaw rek ni ma ko waxee ak ñaawteef ba xew ca Niassia ni ngeen ko xamee ak fukki ndaw ñaak ñett ñooñee doon dagg nag garab ñu faat leen ci anam yu ñaaw ci àllub ba fa bayot boobee loolee nag doon loo xamante ne rek indi na ab pëcc mbaa sax jaaxle ca diwaanu Casamance loole nag xew sax ci jamono ji nga xamante ne nag ña nga doon rafetlu ne ca diwaanu Casamance atum 2017 doon na at moo xamante ne ak dal am na foofee gannaaw crise ba nga xamante ne nag lëmbee na fa tamit lu ëpp fanweeri at foofee ca diwaanu Casamance ca ndar géej it drapeau ba kon wàccee nanu ko kilifay diwaan ba askan wa nag di naqarlu la xew ca diwaan boobee tey sàkku ci nguurug Sénégal mu def kéemtalaay kàttanam ba defkatu ñaawteef yooyee ñu teg leen loxo kon lii mooy ponk bi gën a fës daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay bu ngeen taaxirlu tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñaari fan nag la ñu jàpp lu ko tàmbalee ni ki tey jii wàccee drapeau yi ci Sénégal def ko nag ñaari fanub dëj gannaaw ñaawteef wa am ca commune bu Niassia Boubacar Diassi la ñuy fekk ji ca diwaanu Ziguinchor Boubacar Diassi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. nga toogal ñu foofee ca diwaanu Ziguinchor Boubacar Diassi ni ma ko waxee ak la nga xamante ne xew na ci aser ji foofee ca commune bu Niassia Diassi nan nga jàngatee askan wi ndax mën nañ jàpp ne tey jii am nañu jaaxle lool wala sax pëccëxoo am fa gannaaw ñaawteef yi nga xamante ne nii dara gënu koo rëy. waaw wax nga dëgg xam nga bu tiis bu amee ba léegi Ziguinchor dafa nekk atmosphère bi nga xamante ne atmosphère bu diis la dëj baa ngi fii nit ñi ñu ngi koy dund mais fu mu nekk nii quartier boo dem vraiment li ñu daan dëgg ci Ziguinchor naan Ziguinchor dafa xumb dafa doon dëkk bu xumb mais depuis mu am ba léegi daal doo dëgg fenn musique loolu mooy première caractéristique donc ville bi li amee ba léegi am na quartier yi nga xamante ne nag moom ñoo gën a yëg tiis bi bokk na ci quartier bu ëpp néew mooy quartier Néma 2 dem nañ fa xëy nañ tey ci suba dem ci quartier bi mais quartier bi dafa mel ni amul doomu aadama parce que véritablement pour nga gis tax nit génn problème la ay xale yi ñooy génn ñi ñoo lay romb pour dem école wala benn jakarta romb la moom mooy bruit mais donc quartier bi dafa nekk ni ñu koy waxee ci français comme quartier mort moom mooy mooy quartier Néma 2. ñu ragal a génn Boubacar Diassi. naam dogguma la ni nga ko waxee ci quartier boobu nga xëy nemmeeku ne gis fa nit jafe na ndax dañu ragal a génn ci mbedd ya wala. non ragal yu génn mais dafa am quartier boo xamante ne. xam nga Ziguinchor dañu loti presque tous les quartiers mais quartier boobu amagul chance ñu loti ko donc boo seetloo quartier bu ñu lotiwul kër yi dañuy imbriqué wu maanaam dañuy dugalante donc ñëpp a xamante quartier bi nga xamante ne la bëri ngandewul noonu ba rëyul noonu mais ñëpp a xamante kon dafa bokk am na au moins 5 personnes yi nga xamante ne ñu ngi dëkk ci quartier boobu ñett ñi sax ñoom ñooy ñett ñi nga xamante ne moom mooy donc Abdoulaye Baldé Ousmane Baldé ak Ibrahima Diallo ñoom ñu ngi dëkk ci quartier boobu donc ñoom parce que foofu la ñu jàngee ñoom ay taalibe la ñu en même temps xam nga taalibe yi léeg-léeg bu ñu demee ba nekk muskallaf ñoom ci seen tradition lu ñuy def mooy dañ leen di préparer pour ñu dugg ci la vie active di préparer aussi pour ñu am soxna am famille donc ñooñu dañuy bokkoon ci ñi nga xamante ne dañuy egg ci phase boobu jox leen liggéey bi nga xamante ne liggéey moom mooy bu ñu jàngee ba pare jàngal xale yi du wàcc ci donc ndagam liggéey bëriwul fii ci Ziguinchor comme ni ñu ko nemmee ko ñun ñëpp dañuy dem ci àll bi ut ay bois ngir ñëw jaay ko ci dëkk bi la dogal nag li mel ni dal seen kaw donc ñooñu ay taalibe lañu kon xam nañu xale quartier bi yëpp xam nañ leen te ko xam xale quartier bi yëpp xam nga borom këri quartier bi yëpp moo tax fu mu nekk nii du ñoom seen famille moom moo am dëj mais quartier bi sama xam moo am dëj moo tax pour nga gis nit génn sax problème la jigéen sax boo ko séenee ci biir kër mu toog day muur bopp bi nga xam ne kii de wax dëgg yàlla dafa tiis lay dund fu mu nekk nii. Boubacar Diassi ñu koy jaajëf bu baax waaw Boubacar looñ ci mën a dolli leneen ñi xibaar également est-ce maa ngi fii ci morgue bi fu mu nekk nii d'ailleurs ak famille bi. parce que fu mu nekk nii famille bi ñu ngi dugg ak génne famille yi pour ngir mën récupérer seen i néew. Boubacar est-ce que am na ñu la jege foofu ci njaboot gi. effectivement est-ce que mën nga ñu ci baaxee rek ñenn bu fekkente ne mën nañu yàbbi ci mbir mi waaw.
alors préparé naa ñaar ñi nga xamante ne. kenn ki nga xamante ne moom mooy jàngal xale yi seen bopp moom mooy seen ustaas comme ni ñu koy waxee fii ci Ziguinchor. dinaa ko jox kaddu bu wax léegi. mangoog baaxee ñu ko waa ak si ñoom ki nga xamante ne moom ak Ousmane Balde ñoom ñoo màggandoo. dinaa ko jox aussi parole moom mu wax. mangoog ñu introduire rapidement. ki nga xamante ne moom mooy Thierno Mballo yow yàlla suñu borom dafa dogal yow yaay ustaas si Ziguinchor ustaas lañ koy waxee yow yaay ustaas Abdoulaye Balde ak Ousmane Balde yàlla dogal li mel ni donc daal seen kaw daal ci kaw famille bi daal ci kaw seen daara ndax am nga kaddu bi ngay dénk fu nekk ni yaa ngi en direct ci TFM. li ma leen di dénk xanaa di leen di leen sant di leen gërëm. di leen wax ne ñu ngi leen di ñaan pour ñu mën a ñu dimbal pour affaire bi nu muy mën a settee mooy gouvernement bi ak yëpp te yow wax dëgg yàlla démb bi am depuis affaire bi mu am ba tey ñu ngi ci taxaw nañu taxaw bu am nu mu rafetee daal te di leen ci sant di leen gërëm xanaa kay lu ñu ci gën a kii rek suñu kayit yi ñu leen di war a yóbbu moo ñu xaw a jafe parce que depuis démb ba tey kayit yi ñu ngi ci hôpital bi mu ngi fekk ba ñu récupéré leen. buñ tolli ni am nañu dem ci fale ci gouvernance te ba tey kayit yi nekk fii moo leen tax garlankool ba foofu mënut a antu léegi ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla te yàlla tax ñu dimbale ñu comme que ñi dañu leen di war a delloo ba ci dëkk ba ak nu ñu fi mën a yàggare dafa ñuy xaw a sonnal sonnal nit ñi fi nekk léegi na ñuy dimbale ñu ngir yàlla te yàlla tax nu muy gën a gaawe ñu jot suñu koor yi ñu mën a leen delloo seen dëkk ba. Abdoulaye ak Ousmane ndax jotoon nañu am ay soxna ak ay doom. Abdoulaye moom am na soxna te mu am ñetti doom te fu ñu toll nii tam jabaram dafa ëmb bétiis Ousmane moom jotatul am doom moom maanaam amul jabar fu ñu toll nii dafa doon waaj te ren bu ñu doom mu jël yeggale jabaram ci la yàlla dogal lii lu mu dogal ci kawam waaw. kon ñoo ko dëggandoo li mooy témoignage ki nga xamante ne moom mooy jàngal xale yi donc alxuraan. donc fi mu nekk nii ñu ngi ak ki nga xamante ne moom moo maggandoo ak Ousmane Balde dégg nga yow noo tudd yaa ngi en direct ci télévision Futurs Médias wax ak noo tudd nga wax li nga xam ci Ousmane Balde. Mamadou laa tudd waaye Ousmane ñoo bokk dëkk quoi mais. liggéey donc yéen a màggandoo ci benn quartier. waaw ñoo màggandoo benn quartier quoi. loo xam ci moom. mais daal ñun ñoo ñëwoon fii di uti liggéey quoi ñoom dañuy demoon si àll bi di uti ay matak pour jaay quoi léegi ñu tase fa waa gars yi ñaan rey leen quoi man mii damaa demoon liggéey ma déggee ñu oo ma si téléphone ñoon ma Ousmane gaañu na si la àll bi quoi léegi man tam ma dem xool ma fekk Ousmane gaañu na. affaire bi li man tam nii laa ko xamee quoi. ndax yow li bi Ousmane bu mu gaañoo pare loo yëg sa yaram ak ndax mu nekk nii da nga yëg ni da nga wéet wala loo yëg sa yaram bu nekk nii. non instant yi noonu fu ma nekkoon noonu dama tayaloon quoi instant yi fu ma nekkoon noonu dama tayaloon quoi mais dañ ma owoon foofu Ousmane gaañu na man mii ma xamee ni affaire bi noonu la demee quoi. oustaz nee na Ousmane dafa doon ut di préparé pour takk jabar ndax yëgal nga ni Ousmane de mu doon préparé pour takk jabar. non man Ousmane waxuma ko woon quoi xam nga man bokk ma si woon quoi. kon kii moom mooy magandoo ak Ousmane donc si benn dëkk. am na fii yi nga xamante ne aussi kooku c'est son cousin waaye déggul wolof nag mais ne français la mun làkk dama xamul ba xam war na ma dugg wala sinon ma delloo leen antenne bi. Mangoog Boubacar Diassi. laata ñuy tàggatoo ñu ngi dégg léegi ci oustaz boobu nga xamante ni doon na jàngal ñaar ñooñee muy wax ni dañu am ay jafe-jafe ci jot néew ya ndax ay këyit waral na ko ndax foofu mën nga ñu wax rek koor ya kañ lañ ko fas yéenee joxe ak yooyu ndax ñu ngi wax léegi ay jafe-jafe. alors donc boobu daf may permettre ma introduire la famille Gassama bi nga xamante ne moom tam am na fi néew parce que moom it jot naa ci interviewé seen porte-parole tey ci suba ñoom it même problème lañ ma wax nee nañu depuis bu mu amee ba léegi dañu am problème au début problème bi ñu njëkk am mooy accéder sax gis néew yi mais après avec donc intervention autorité yi mun nañ si lañ leen autorisé ñu doon gis néew yi yooyu on peut comprendre au plan sécuritaire xëy na aussi bëgguñu yenn mu am yenn débordement. blessé également ñi ci amoon ay gaañu yu metti est-ce que vraiment ñi ngi leen di toppatoo ci anam yu jaar yoon ndax amul dara loo xamante ne manqué na ci wàllu jumtukaay nu ñu leen war a taxawoo.
waaw jot naa def un tour aux urgences de l'hôpital régional fi ma nekk nii mais wax dëgg yàlla témoigner pour témoigner ñu ngi dans de très bonnes conditions. Comme ni ko d'ailleurs ministre de l'Intérieur waxee hier parce que ñu nag moom ñoo ko visité mu def ay déclaration il était de notre droit de notre rôle en tant que journaliste ñoo vérifier ba xam li mu waxoon am na effectivement ce matin bu ma xëyee dama ñëw urgence hôpital régional mais en vérité ñu ngi dans de très bonnes conditions d'ailleurs am na ci tax yi ñu libéré hier et les évacuations bi ñu waxoon aussi on a pu vérifier ça effectivement les évacuations ont été faites devant nous ici kon fu nekk nii pour revenir sur affaire papier yi nga junjoon sànq famille yi nee nañu dañu am problème pour am seen ay papiers yu leen mun permettre ñu donc jël seen i néew papiers yi nga xamante ne aussi administration bi mooy di koy jox maanaam gouvernance balaa muy yegg ci procureur ñoom nag à chaque fois am na seen yi nga xamante ne sax dañu newoon bu yàggee dinañu woote point de presse imaginal ku nekk ci dëy nga nar a def point de presse nga xam ni kooku dafa dem ba sës loolu daal mooy seen problème fii pour am papier li ñuy jëlee seen i néew yóbbu leen dem rob leen famille bi ma njëkk jël ce matin ñoom ne dañu bokkale ci seen aada ñi néew warul tëdd 3 jours lu wees 3 jours te jotuñu ko ñu koy jaajëfal voilà donc loolu mooy problème bi fii nii donc à Ziguinchor pour le moment. jërëjëf Boubacar Diassi ci leeral yooyu sant nañu la bu baax gërëm la yaa ñu toogal foofee ca diwaanu Ziguinchor nga jokkoo nag ak njabootuk wala jegeñaale ñi nga xamante ne nii kon ñoom ñoo faatu ca commune bu Niassia ak ñaawteef boobee ni ñu ko déggee ak kàddu yi tukkee kon ci sëriñ bi nga xamante ni moo leen doon jàngal foofee ca commune bu Niassia léegi si dañuy jokkoo ak Balla Moussa Daffé moom it mu daal di rek delluseeg ñun ci maanaam ñaawteef boobu nga xamante ni xew na ak fukki ndaw yaak ñett yooyee ñu faat ci anam yu ñaaw a ñaaw ni ma ko waxee ca àll boobee nga xamante ne ma ngi ca commune bu Niassia maa ngi lay nuyu Balla Moussa Daffé. maa ngi lay fay. ma ngoog nañ nga ñu mën noo jàngatee rek li nga xamante ni nii kon xew na démb ca commune bu Niassia ak ndaw ñooñu nga xamante ni faat nañu leen ci anam yu ñaaw. dëgg comme sénégalais yi yëpp vraiment dama mer boo xam ne musuma mer ni mel ni loolu parce que lu ñaawte boobu ñu ko defee sax bu fekkee ne sax ay militaire la ñu faat woon dinaa ko mën a accepter justifier à la limite mais li xew daal ci jamono bi ñun ñëpp de am yaakaar ne accalmie boobu bu ñu am Sénégal Casamance surtout ñun ñuy dem ci terrain bi daf ñu bett bu mag parce que je dis rek ñu ngi réunir ci autour de Robert Sagna di wax ban plan d'action la ñu mener pour processus accélération table de négociation ñu gën avant accélérer processus bi pour ñu mën a dem ci table de négociation jeudi la loolu vendredi samedi ñu dégg nouvelle bi man mënuma ko woon gëm sax ma defoon ne ay des rumeurs quoi mais après rajo di koy confirmer mais ba léegi amuñu firinde bu leer boo xam ne dinañ ko justifier pour man ñu koy justifier mais au moins expliquer parce que ñu ne ay ñuy dagg bant luy bant man la def pour dem ci cuisine bi wala bant boo xam ne menuiserie la te gis nañ ko léegi état mesure yu ñuy jël pour défendre forêt yi coupe de bois yi ci Sénégal yëpp notamment région de Kolda ak région de Sédhiou sax moomu amuloon mais léegi ay sieur yi léegi lu may dégg daal man daal def naa léegi président dafa war a jël responsabilité ak ñoo xam ne bëgg nañu négociation ñu négocier ak ñoom parce que mu ñu xaar ba ñëpp pare pour négocier man daal loolu ay proposé léegi. ñu négocier ak ñoo xam ne man bëgg nañ négocier Sénégal dafa bëgg a jàmm. monsieur Daffé dafa bëgg a jàmm waaw. monsieur Daffé. waaw niñ ko xamee nga bokk nag ci kuréel gi nga xamante ni nii ñoom ñooy gëstu ak di saytu ci lépp loo xamante ni mën naa indi jàmm ca diwaanu Casamance tey duñu ne sax xëy na ngeen soppi doxalin ci yoon bi ngeen aw est-ce que duñu ne xëy na am na beneen changement bu ngeen war a def sax wala yeneen stratégie yoo xamante ne war ngeen ko
dolli pour que vraiment li nga xamante ni xew na mu bañ a amati ndax lii mën nañ jàpp ni frein la quand même ci processus bi nga xamante ni door ngeen ko. waaw xam nga loolu lay wax tout le temps ma ne c'est bien muy contacter ay fraction parce que ñoom dañu diviser léegi leadership doo xam koy waxal kii ne boo waxee kii mer léegi nag même stratégie bu Salif Sadio négociation bu ñuy def Rome man nangu ma woon ko c'est pas normal ma ne population yi ñoo war a jóg léegi population wax ma population Casamance Ziguinchor wax ma population même Casamance population Sénégal yëpp ñoo war a jóg ñu jël suñu responsabilité lu xaw Catalogne gis nañ ko Espagne léegi mu ngi regretté ak ñun suñu naka lañ mën a dem indépendance ñun mun nañu waxantee dëgg mais ci yenn anam ngeen di waxantee dëgg population ñoo war a jóg ñun dañuy dem ci àll bi léegi di def di population yi di leen sensibiliser. À la limite vraiment il faut qu'on fasse un grand forum pour la paix en Casamance cette population yëpp sëriñ yëpp dugal ci seen loxo ñu ñaanal ñu nag dem ma dellu ci Casamance parce que lu ñu continuer nii boo defee 10 pas ñu en arrière 20 pas. mais xam naa ni yëf yi xëy na du doon lu yomb Moussa Daffé mais ak ñooñu nga xamante ni lu ci bari ñoom la ñuy faral di joxañ baaraamu tuuma lu ci mel ni MFDC ak yeneen i kuréel yéen lan nga jàpp ne xëy na tey jii moo jaadu ak kuréel yooyu pour que vraiment jàmm mën a am lan mooy stratégie bi dëggantaan ak yooyu kuréel. man maa ngi commencé sax di douter ndax waa MFDC la parce que MFDC yooyu ñuy waxtaan waa César Atoute Badiata si ñoom Salif Sadio dem naa ñoom sax contesté nañu seen kii am na ñoo xam ne dëgg nañ la mais kuy MFDC léegi ay bandi rek lañ bandi ñoo xam ne ku ñu am fetal di def lu ñaaw lu mel nii. est-ce que yéen seen côté tamit yolamulu leen est-ce que c'est. ay dëgguma ma ne est-ce que yéen également seen côté ferme ngeen ci kii yi parce que tamit yenn yi dafa mel. xam nga booy dialoguer foog nga de temps en temps nga nekk benn attitude bu souplesse conciliation mais léegi nag lu xew ni surtout si civil yi loolu ëpp na man daal je suis pour la méthode forte wax ma waa Tanguer nag. lan mooy méthode forte ci sa gis-gis. guerre daal ñu dialoguer mais ñu bugg a dialoguer pour dem rapidement établir jël responsabilité tax ne accélérer parce que situation du ni paix ni guerre accalmie bu fa nekkoon def naa état bi dafa dellu tuuti ci gannaaw léegi nag comme président def na message bu fort bi pour le retour de la paix en Casamance si dynamique boobu la ñu war a continuer di dem di gis population yi ma wax ma MFDC de mais bandi yoo xam ne ñëpp dañuy ñaawte seen affaire parce que quand même c'est tragique ça c'est du jamais vu ñu xam ne léegi Casamance jóg na nag pour aller à la paix ñun bëgguñu indépendance tey bëgguñu indépendance dem ba même bu fekkee ne indépendance jot nañ ko man bañ naa depuis le départ depuis le camp de Diabakoune wax naa ko ma ne ñu négocier ak ñoom daal mais dinañ continuer mais population la ñuy gis léegi parce que xam naa ne naxar bu ñu naxar population yépp Sénégal nag bu ñu bay Casamance du problème Casamance rek problème sénégalais yépp la nañ jóg ñun ñëpp dem pour que la table de négociation ñu bëgg a ñëw ñu ñëw. Mangook ñuy wax ni ndaw ñooñu xam nga dañ doon dagg wax dëgg neex yàlla liñ naan bant ci àll bi mu jural leen loolu yow noo gisee dagg bant bi ci àll bi ak yooyu Moussa Daffé. waaw mais dagg bant mooy lan est-ce que c'est des coupures de bois pour la scierie wala. parce que dagg bant man naa nekk pour mel ni jigéen ñuy dem pour dem wut kii wala charbon de bois kooku ñëpp ñoo ko soxla mais boo waxee dagg bant man explication boobu laa bëgg a xam déjà état bi responsabilité bu mu jël pour interdire coupe de bois ak mesure forte ba ñu criminaliser ko
mais ak armée douane fii eaux et forêt fii ñoom ñëpp dugg si àll bi pour interdire surtout du côté de la Gambie def naa loolu dagg bant li ñuy wax nii du dagg bant comme luñ koy gisee boori Gambie yooyu def naa ko wala Kolda yooyu charrette yi di passé kooku day musuma woon gis région Ziguinchor amu fa woon léegi nag bu fekkee ne loolu la te MLDC musul dafay protéger environnement ni Sénégalais yëpp bëgg ni Casamance yëpp bëgg mais bu fekkee ne dagg bant pour dem pour bois de chauffe wala charbon de bois kooku la awma si loo xam ne même bu fekkee ne loolu poussière yi la sax war ñoom am nañu droit def seen justice bopp Sénégal moo war a jóg ay loi dem jël na ndëgal pour force armée justice ak kii eaux et forêt ñu booloo dëkkaloo pour que mën a xeex loolu mais di tuer froidement ay personnes yoo xam ne même bu fekkee ne dañuy dagg bantaak ngay yóbbu leen ci ñoo xam ne ñoo leen atte mangook loolu laa ci xam. voilà monsieur le maire wax na dégg nañ sànq également ci say kàddu ngay wax ni indépendance yow en tout cas ci sa wàllu bopp bëggoo ko tey bëggoo ko ëllëg waaye ñi nga xamante ni ñoom ñooy jug tey di ko sàkku lan nga jàpp ni xëy na war nañ ko def ci wàllu yoon ndax dañu war a dal seen kaw wala. déedéet wax nga loolu nag militaire yi bugguma leen tam pour population yi ñooy jóg bu fekkee ne jóg na ni ma jógee man. depuis le départ si jamono laa lay wax de ak ñoom kii yoo xam ne si kàngam yu mag ñoo xam ne ñoo kii maa ne MFDC vous parlez au nom de quel peuple ban peuple Casamance man consulté wu leen man maire la depuis jamono boo xam ne Senghor est-ce que consulté ngeen ma man moi je peux me réclamer du peuple mais yéen wax naa ko la bee jamako ni da ngay dee fii bay ñu fii ay problème yoo xam ne mënuñ ko régler d'accord tey loolu laa wax encore ñu ngi waxtaan ak César Atoute Badiane César Atoute légitimité populaire la Salif Sadio ban légitimité populaire la ku leen jox mandat pour réclamer indépendance Casamance fu ñuy dem bu ñu dee amee indépendance dañuy dem Guinée-Bissau wala lëkkaloo ak kii Gambie ñooy dimbale léegi Gambie wala dimbale Guinée-Bissau pour mu doxal booy fàtto waay liggéey suñu réew. Au contraire ñu ngi bugg a tabax léegi CEDEAO. c'est pas des raisons pour ñu c'est au contraire. tous les grands ensembles ñoo xew léegi Union européenne xoolal. am lu mu def léegi Royaume-Uni lu dafa dem Brexit léegi fan la toll mu ngi bëgg a dellu si gannaaw. ma ngoog ñu koy lu mu def peut-être ñoom sax dañu amoon autonomie avancée man daal mun nañu déconcentration acte 3 de la ñu poussé ko bu gën a gaaw vraiment pour que collectivité yi am seen financement mun a dox seen bopp. loolu laa si gis mais table de négociation daal man li César am place foofu am naa place foofu en tant que élu du peuple parce que je suis encore conseiller départemental. ñu koy jaajëfal bu baax Balla Moussa dafee nga nekkoon jëwriñ nekk maire bi Sédhiou bokkit ci kuréel gi nga xamante ni moom mooy gëstu ngir luy indi jàmm ca diwaanu Casamance nga doon àddu nag ci mbir moomee nga xamante ne rek ñaawteef la xew ci aser ji ca commune bu Niassia ak nuñ ko waxee ci àll boobee nga xamante ne ay ndaw doon nañ fa dem rek di dagg garab fukk ak ñett ca ñoom ñu songu leen faat leen ci anam yu ñaaw ñaar ña nag ñu daal leen rek ren di xateet mu doon loo xamante ni nii nag ñaawteef mënu ko weesu am te ñu ca jëlee ay gaañu gaañu yu métti yoo xamante ni dañ leen sax mujj rawale ca hôpital bu Ziguinchor am te ñoo xamante ne nag ñu ne du yàgg sax wala jot nañ leen jàllale fii ci Ndakaaru léegi dañuy dem ba commune bu Niassia daal di rek dalal maire bi moom it muy Mamadou Diallo monsieur le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. monsieur le maire gannaaw ñaawteef boobee nga xamante ne xew na ca commune bu Niassia monsieur le maire tey jii nan ngeen di dundee li nga xamante ni moom moo xew foofu. waaw xanaa naqar rek ak tiis
ak jaaxle yoo xam ne kenn foogee ko woon heure bi parce que ñëpp yaakaar nañu ni ki jàmm baa ngi nii ñu ngi koy dund di doon ñaan rek mu gën a law mais lii bu mu amee ñu bari daal taxaw nañu di naan est-ce que lu ñu doon dund dina continuer wala du continuer waaw. Monsieur le maire. ñu gis ni également xam naa ni askan wa wax dëgg neex yàlla gisuñu leen fi ñu toll nii ci Ndakaaru waaye xam naa ni jaaxle nañu lool yéen ci seen wàll nan ngeen di def fi mu ne nii ba indiwaat askan wi rawatina ak ñooñu nga xamante ne nii tey jii ñoom ñoo ñàkk. waaw nga xam ne ñu ñàkk mooy xanaa delloo lépp ci mbir yàlla. di naan fu mu nekk ni depuis démb ba tey aussi. population yi ci commune bi ku nekk yaa ngi dox sa soxla donc amul benn mandarga boo xam ne wone na ni ki am na coppite ci dundu population yi ñu ngee dem ak ñëw ñu ngee dox seen soxla amuñu benn jafe-jafe bu dul naxar bi bu ñu jotoon keroog ci samedi rek mais lu des yëpp ñu ngee dalal xel ni ki fii ci commune Niassia bi ku nekk yaa ngi doon soxla ma ne waaye maa ngi nii ci bureau ba donc ñu nekk ñu ngi dox seen soxla amul dara loo xam ne wone na tiitange ak jaar par rapport à jàmm ji yoo xam ne moo nekk ci commune bi. bu ñu jógee ci lii monsieur le maire est-ce que ci côté bu ngeen féete parce que tamit ay kilifa ngeen ci gox boobu est-ce que di ngeen jël ay matuwaay xëy na gën a jege askan wi di leen ñaax ndax léeg-léeg tamit dugg ci àll bi di dagg bant léeg-léeg da leen di mën na leen jural musiba. waaw loolu moom duñ ci taay duñ ci génn ak autorité administrative sous-préfet ñu ngi ci do ay di lance appel di sensibiliser yàgg nañ ko def mais xam nga rek comme buñ ci dem duñu tàggoo donc doo ci mën dara mais def nañu ay réunion yu bari ay sensibilisation li ko demee même depuis président de la République bu mu génnee décret boobu pour ñaax force de sécurité et de défense yëpp ku nekk dugal ci sa loxo pour sàmm àll bi loolu yëpp kayit boobu yëpp woote nañu ay réunion di ci waxtaan di ci sensibiliser mais comme ni ma la ko waxee rek du ñu tàggu kenn bu ñuy dugg ñu def mais aussi il faut ñoo nit ñi xam ni que bi duggule c'est-à-dire lu ci doon lu bees mooy bakkan yuñ ci faat mais nit ñi dem nañ foofu di daw si di naan gis nañ fa ay nit yor gànnaay ñu daw si ñeneen ñu bu mujjee bi rek début décembre bi am na koo xam ne demoon na foofu ñu jam ko tiré ci kawam ñu dal ko ci tànk mu far daw si ba génn donc mu hôpital régional sax la doon fajo donc loolu yëpp lu bees li daal moo nekk loo xam ne mooy faat bi moo nekk lu mais nit ñi ñuy dem foofu dañuy dem di daje ak ay nit ñu daw si donc terewul ni ñu toll donc ñu ngi muy autorité administrative muy ñun autorité locale yi occasion bu nekk dañuy ñaax nit ñi ci moytu bañ a dem ci àll boobu waaw. est-ce que loolu yëpp également xëy na ñàkkum xëy mi du ko faral di indi parce que léeg-léeg tamit wala sax mën nañ ne xale yi bu ñu amoon xëy na ci lu ñu jàpp ak yooyu dinañ moytu ndiku yenn yi est-ce que vraiment foofu ci commune ba ci wàllug projet yeeg wàllug xëy yi est-ce que ndaw ñi vraiment ñi ngi am ci lu ñu jàpp wala boog nguur gi jël na ay pexe pour ñu am ci lu ñu jàpp ëllëg. waaw nguur gi moom mu ngi am na ay programme yu bari yu mu tëral pour wàllum ndaw ñi mais loolu moo yeex. waaw loolu mais aussi quel que soit effort bu nguur bi il faut nit ñi xam ne ki ñëpp duñu mën a am xëy ci xëy nguur bi donc yeneen yi c'est des activités privées yoo xam ne nit ñi ñoo koy taxawal ñu mën ci liggéey mais dañoo xam ni que vraiment loolu du loolu moo surtout ngi yëf yi parce que ñu bari presque mën nañu dans la commune amul ñoo xam ne ñu ngi ci woon donc projet yi yu état bi di def am na mais manu réserver aussi toute la couche jeune waaw projet am na mais manu réserver mais ñu ngi koy defee aussi mise en œuvre bi tam yéen na mais loolu du tax ba nit ñi di dugg ci àll bi parce que tere nañ leen ko waaw donc waruloon nekk source de motivation pour ñu dugg parce que du ñoom rek ñoo nekk yéen donc am na ñi nga xam ne nekk na jël ñu ngi ci yeneen fànn mais dugguñu ci àll bi voilà.
ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Mamadou Diallo may fàttali ni moom mooy maire bu Niassia nag doon commune boobee nga xamante ne fa la mbir ma xewee commune boobee nga xamante ne nag fa la àll boobee ñu naan Boffa Bayotte fa la ne di àll bi nga xamante ne nag ci la ay ndaw ñàkkee seen bakkan ci aser ji gannaaw ba leen ay ñeneen ba daal ay nit daal songo mu doon ñoo xamante ne nii ma ngoog kon Ali Aydar ñi muy wax ni ma nga ca diwaanu Casamance moom it. ñu jokkoo ak moom rek mu nekkoon fi tamit jëriñ ji nga xamante ne nii dénk nañu ko lépp lu jëm ci wàllug environnement ñu koy jaajëfal di ko nuyu Ali Aydar maa ngi lay nuyu monsieur le ministre. maa ngi lay fay di nuyu auditeurs yi di rectifier kenn dénkuma lépp li jëm ci jawriñ ji. maa ci taxawal sama bopp daal bëgg ko di ci nekk rek. Mangook kenn dénkuma dara. Mangook Ali Aydar maa ngi lay nuyu bu baax a baax ni ma ko waxee monsieur le ministre yaa ngi foofee ca diwaanu Casamance lan nga ñu mën a wax rek ci ñaawteef boobu nga xamante ni xew na fa. Bienvenue chez Orange. Veuillez. ma ngoog mu mel ni am na tuuti jafe-jafe ci bu mu jokkoo gi ancien ministre ñuy jokkook moom ñu dénkoon ko lépp lu jëm ci wàllug environnement mu mel ni kon am na tuuti jafe-jafe ci bu mu jokkoo gi du ñàkk nag ñu amaat ko ci biir xibaar yi nuñ ko waxee boobu ba nëg ni nag Alassane Ba kon ma ngoog kon du ñàkk xëy na ñu jokkook moom ci kanam tuuti ndax sànq ba nëgë ni kon ñi ngi jokkoo ak ñi nga xamante ne ña nga foofee ca diwaanu Casamance ñuy ay kilifa ak sunu ndaw la nga xamante ne ni moom moo ñu fa toogal démb nag jëwriñ ñi nga xamante ni moom lañ dénk lépp lu jëm ci biir réew mi ma nga doon amal ab nemmeeku ca diwaanu Ziguinchor muy Ali Nguy Ndiaye moom nag foofee jot na rek kon gis ñi nga xamante ni ñoom ñoo jëlee ay gaañu gaañu yu metti ca congo gi nga xamante ne nag moom la ñu amaloon ca commune bu Niassia lu soxal nag ca ñooñu nga xamante ne jëlee nañu ca ay gaañu gaañu bu weesoo ñi faatu dinañ fexe rek ba rawle leen fii ci Ndakaaru ñu teewlu jëriñ ji di Ali Nguy Ndiaye ci micro Boubacar Diassi. République président Macky Sall bi mu jotee ci xibaar bi démb di wax ne lii am na waaye taxawaay ba mu taxawoon ci wàllu jàmm ma ngi ci ba néega ni dina def lépp li mu mën pour que jàmm ji delsi yokk ci liñ daan def nee na it bu ñëwee ñu taxawu malade yi ndaxte hôpital la ñu jógee te gis nañ ñi nga xam ne ñii tey ñi ngi tëdd alhamdulilah ñooñu médecins yi jël na leen en charge li ci des am na ci ñoom ñoo xam ne ñi laaj nañu évacuer leen Dakar bu neexee yàlla dañ jël disposition yi pour que tey ñu fanaan ni Dakar kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne président waxoon nañu ko jox ma aussi ndimbal pour ñu jox ko famille bi pour wax leen ne président seeni yitteem la te jàmm moom la jiital ci lépp. waa enquête bi moom mi ngi wéy tàmbali na depuis démb pour que ñu xam d'abord ñan ñoo ko def te gouvernement bi du ko oyofal lu muy jël bu baax la parce que lii ñu def jëfin bi dafa ñaaw. jëfin bi ñaaw nag danañ ko topp ba fu muy mënta yem bu leen jàppee dañ leen sanctionné kooku moom amul du lu ñuy négocier. gannaaw jëriñ dénk biir réew mi fii nag ci Ndakaaru cadre Casamance yi ñoom nag yëkkati woon nañu seen kàddu ñoom it démb di ñaawlu li nga xamante ne rek moom moo xew fa fee ci commune bu Niassia ñu teewlu ci Moussa Cissé ci micro Alassane Ba. xam ne wax dëgg yàlla. boo ko gëstoo da nga xam ne am na ay événement yoo xam ne jàlloon nañ fi ba tax lii wax dëgg yàlla buñ ko gëstu woon bu baax dinañ xam ne lii mën naa am loolu nag ñun ñu ngi ciy gëstu bu baax ndax fi ñu toll nii am na ay firinde yuñ ci am waaye am na loo xam ne desagum na looloo tax ñuy ñaan nit ñi surtout presse bi ñu may ñu ba suba. defe naa lii nguur gi jël lu baax la ndax wax dëgg yàlla lu mel nii bu amee lii wargalam mooy jéem koo gëstu ba am ci lu leer ba tax
ñi nga xam ne ñoo def jéeyoo yooyu yoon teg leen loxo lépp loo xam ne mën nañ koo def dañuy def suñu kéemtalaay kattan pour que lépp leer liñ ca am ñun ci information wala ci loo xam ne mën naa dimbale nguur gi pour que li mu bëgg a xam mu xam ko wala li mu bëgg a def mu mën koo def ñun dinañ ko def. incident bu amee doone kii moo def wala kii moo def tant que amoo ci firinde bu wóor. lii nga xam ne incident la boo xam ne am na fukki nit ak ñett faatu nañ ci ñëpp di ko rëccu taxul processus bi nga xam ne ñëpp a ko ci mi ngi engagé boobu amul benn tolof-tolof day continuer rek day wéy. mu doon wax nag ci turu cadre Casamance yi ñu teewlu fi mu nekk ni ki nga xamante ni Ndeye Marie Thiam la ñu koy wax moom nag moo jiite plateforme bi ëmb soxna yi nga xamante ni nag ñoom ñooy xeex boobu ba tey ngir jàmm am ca diwaanu Casamance Ndeye Marie Thiam maa ngi lay nuyu. Ndeye Marie Diédhiou sax may jéggulu Ndeye Marie Diédhiou nag daal di jiite plateforme boobee nga xamante ne nag moom moo ëmb soxna yi xeex ngir jàmm am ca diwaanu Casamance kon moom la ñu fas yéene rek jokkool bu dee yemb na. ma ngoog kon mu mel ni yeggseegul moom Ndeye Marie Diédhiou ci kanam tuuti dinañ ko am ci biir xibaar yi mu jiite plateforme bi nga xamante ni nii moom moo boole soxna yi xeex ngir jàmm am ca Casamance ni ma ko waxee woon ci ponk yi fële ca ndarit drapeau ba wàcce nañu ko loolee rek ngir ñaari fan yu dëj yi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall kon tëral na ko ci Sénégal ak la xew fële ca commune bu Niassia foofee nag ca diwaanu Ndar muy kilifa ba ci askan wa nag booloo nañu naqarlu lu ni mel tey sàkku ci nguurug Sénégal mu def kéemtalaay kàttanam ba defkatu ñaawteef yooyee ñu teg leen loxo Ousseynou Diop ak Seck ci leeral. ginnaaw jafe-jafe yi amoon ca Casamance ci àll bi di Borofaay ci commune bu Buntumpa Camaracounda fukk ak ñett nag ci ay doomu aadama ñàkkoon ci seen i bakkan njiitu réew mi décrété woon ñaari fan yu deuil national fii ci diwaanu Ndar géej nag daal nañuy respecté lu nu mel drapeau bi ñu mettre ko en berne waaye tamit dakkal lépp lu jëm ci ay xumbute. li ñu kilifa bi décidé dogal ko ñu ngi koy respecté ci région bi. et puis di ñaan également ku nekk religion ba nga gëm nga ñaanal leen sunu borom xare leen àjjana. doomu Ndar yi ñaawteef bi nga xamante ni am na ca Casamance nag lu leen naqari la tax sax ñu cee yëy di ci yàbbi xam le ni lii dafa war a dakk. li xaw Casamance nag maanaam kenn rafetlu ko daal lu ñaaw la daal lu ñaaw la parce que vraiment jàpp ay nit yoo xam ne amuñu gànnaay amuñu dara doon wuti seen ay matt nga jàpp leen tëral leen dóor leen ay balu petal vraiment loolu lu ñaaw la. nañ ni Casamance temps yi jafe-jafe yi fa am nii ak décès yi fa am na naxar bu mu jur ci nit ñi te Sénégal nekk na réew boo xamante ne réew jàmm la te dañuy ñaan yàlla rek jàmm continuer di fi am sax fi. ñu faat nu ñaaw bi faat leen amuñu benn arme amuñu benn moyen de défense loolu acte de lâcheté la ak loo ko mën tudde metti na ñëpp. leneen loo xamante ni bëral nañ ko jëm ci wàllu l'enquête yi ñu ni nguur gi da ko war a baral ngir ñu def ñaawteef bi ñu mën leen teg loxo. maa ngi ñaan daal maanaam gouvernement bi daal ñu jóg ci affaire boobu jéem seet ñooñu def lu ñaaw loolu ñu jëm leen teg loxo. teg leen ci yoon wax leen li ñuy def ko ñoom rafetul dara rafetul ci. yàlla bu mu nekk crime boo xamante ni bu neen la crime bu neen la mooy ñi ko def yàlla na leer def ba ñu ak xaral ñu enquêteurs yi ba ñu mun leen teg loxo ba li wax ci ñoom yoon def ko ci. Ndar géej nag ak jafe-jafe bi nga xamante ni am na ca Casamance tax na ñu ci bari daal di sëngamtal ñoom sax ñu ngay ñaan nguur gi lépp lu jëm ci wàllu l'enquête bi ñu teg ko ci yoon ba ñu ko def ñu mën leen teg loxo. ñu jaajëfal ko bu baax moom Ousseynou Diop doon jokkoo ak ñun ca diwaanu ndax ñu daal di des ba tey ci wàllu woowee ak ñun ko waxee saa yu mel nii nag amee ñu ci bari nag ci askan wi dañuy jaaxle rawatina ak seen jegeñaale faaw nag mu am koo xamante ne ni nag dina leen dimbali jege leen bu baax a baax ngir nag indiwaat leen ndax léeg-léeg day doon loo xamante ne ni dund ko dafay jafe. Assane Gueye moom nag psychologue la bu fekkente ni yemb na mi ngi ci bu mu jokkoo maa ngi lay nuyu Assane Gueye. ñoo ngay fay soxna ci ne. Assane Gueye ni ñu ko waxee rek xam nga yu mel ni nag saa yu amee faaw rek njaboot gi ñu di leen jege wala bokk ñu di leen waxtaan ak ñoom di leen gindi si lu baree bari ndax mën na doon loo xamante ne mën na leen a topp ci seen jiiru dund yow ngay psychologue lan nga jàpp ne xëy na tey jii moo jaadu ci jegeñaaleeg ñooñu nga xamante ne nii ñoom ñoo faatu ca commune bu Niassia. ñoo ngi lay jaajëfal soxna ci ne.
ñoo ngi masawu tamit peuple Sénégal bi yëpp ak peuple Niassia bi yëpp ndaxte li leen dal samedi métti na waaye nag tamit suñu amee si tuuti jàngat dana xam ni tamit secteur boobu muy Ziguinchor ba Adéane ba Sédhiou secteur boobu yàgg nay am problème yooyu kon ñu suñ ko jàngatee daana xam ni kan problème yooyu nan koy xoolaat pour mën a xam lan mooy cause yi lenn nag am na ñoo ngi leen di lenn am na mooy que ni famille yooyu soxla si ñu jàppale leen si seen xel parce que su problème amee surtout ay nit yu si génn àddina day am na ñoo xam te ni ñu koy dundee du baax allo am na ñoo xam te ni ñu koy dundee day fay metti ñenn ñi daan ko mën a jàllale si benn fan ñaari fan wala ay fan yu néew ñenn ñi nag mën nañ toog ay at di ko xalaat loolu moo tax ñooñu su fekkee am na yenn signes yoo xam te ne su fekkee dina continuer waat laaj na ñu jàppale leen psychologue yi jàppale leen bokk na ci ñett si yi ma bëgg wax rek muy exposition bi ki nga xamante ne saa su ne mi ngi yaakaar ne mi ngi dund affaire bi alerte bi lu mu dégg yaakaar ni ñoo dellu sens wala événement boobu moo dellu sens reviviscence bi mi nga xamante ne ni ngi koy dund saa su ne mel na ni chaque jour chaque seconde chaque heure mi ngi dundaat même situation bi ñooñu jaax ba ci ñetti indicateurs yooyu su taxawee muy reviviscence muy alerte muy exposition laaj na ñooñu ñu jàppale leen ñu jëlee leen prise en charge. ñooñu rëcc di rescapé yi ñooñu également ban suivi moo war ci ñoom. voilà rescapé yi tamit baax na ñu jàppale leen. bokk na ci ñu jël leen ñu defal leen benn débriefing collectif bi nga xamante ne groupe bi yëpp ñekk dundoon ñëpp ñu waxtaan leen ñoom kenn ku nekk génne la metti woon kenn ku nekk da nga am noo koy dundee muy ay groupe de 10 wala de 15 personnes ñu jàppale leen kenn ku nekk ñu génne leen waaye nag suñu paree ci débriefing collectif boobu day baax tamit ñu defalaatal leen débriefing individuel parce que lu ma wax léegi mooy kenn ku nekk am nga noo koy dundee kon noonu nga koy dundee nag bokk na ni koy keneen di dundee kenn ko mën na ko jàllale léegi kenn ko mën na ko bañ a jàllale mën na ko bañ a gaaw a reesal kon baax na ci tamit ñooñu ñu defal ñu defal leen entretien individuel débriefing individuel waaye nag loolu lépp su pare war nañu am calendrier de suivi bi nga xamante ni des spécialistes mën na leen ci topp pour mën leen xam kenn ku nekk saa su nekk ndaxte tamit problème yi mën na dem dellu soit mën na dem définitivement loolu moo tax à Ziguinchor am nañu chance muy centre d'orientation bu Ziguinchor même centre d'orientation yi nekk Casamance yëpp muy Kolda Ziguinchor ak Sédhiou ay psychologue conseillers yu ñu formé bu baax depuis les événements de 1980 ba léegi ay spécialistes jaar nañ fa di leen former à un niveau très élevé sur la prise en charge psychologique et sur la prise en charge psychosociale. ma nga ko ñu koy jaajëfal bu baax a baax Assane Gaye doon jokkook ñun muy psychologue loole nag di wane rek ni kon ak topp war naa am ca ñooñee njaboot ga ba ci nag ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo rëcc ca joojee ndax doon na loo xamante ne nag lu metti la saa yu amee nag war nañ leen a dimbali gindi leen bu baax a baax su ko defee loole nga xamante ni ñi ngi koy dund xëy na mu dem ba dana oyof ci seen kaw waaye wàllu suivi boobu gis nañ ni fii ci Sénégal lu faral nag di am ay jafe-jafe la ndax dinañ koy wax lu baree bari ne nag limu ko psychologue yi taxu ko bareek noonu waaye tamit gis nañ ni xëy na nguur gi bu tàmbalee ab jéego itam ab topp du ci am loolee ñu gën ko xam nag ci suivi loolu di wane nag kon war nañ leen gën a taxaw bu baax a baax ci fàttali rek muy fukki ndaw yooyu ak ñett yi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ca commune bu Niassia ca àllub Boffa Bayotte boobu nga xamante ni fa lañ demoon kon di dagg garab ba musiba nag fekk leen ca am nag ay sambabo yu leen song yori fetal faat ñoom fukk ak ñett ñaar ña nag ci anam yu ñaaw a ñaaw am ñu ca jëlee ay gaañu yu metti ba ñu rawale leen fële ca kër docteur ba ca Sikicoor mu am ci ñoo xamante ni ñu ne woon war nañ leen jàllale fii ci Ndakaaru mu doon loo xamante ne nag niñ ko waxee daal lu ñaaw la foofee ca commune bu Niassia mu mel ni kon am na keneen ku nu war a jokkool muy Ndeye Marie Diédhiou waxoon naa ko sànq moom mooy njiital plateforme bi nga xamante ne nag moom moo ëmb soxna yi xeex ngir jàmm ci diwaanu Casamance Ndeye Marie Diédhiou bu dee mi ngi ci bu mu jokkoo gi bu jàppandee maa ngi lay nuyu Ndeye Marie Diédhiou. oui. Ndeye Marie Diédhiou nga doon koo xamante ne nii bokk nga ci kuréel gu yàgg xeex ngir jàmm am ca diwaanu Casamance tey nag ñaawteef wi am yéen nan ngeen ko jàngatee. ñun liñ ci jàngat d'abord mooy méttit boo xam ne ñun plateforme dund nañ ko te population Casamance yëpp dund ko
mu doon loo xam ne vraiment dafa yëkkatiwaat jaxasewaat xel yi delloo si ñu encore ki ginnaaw ndax dañu yaakaar noonu ne lii yëpp jeex na fii mu doon nag loo xam ne ni lu metti la lu tiis la ndax am na nit ci ay nit ay Casamance ay sénégalais yi ci ñàkk seen bakken waaye dañoo yaakaar ne gàllankoor la ci processus de paix bi te du yàq dara ci avancement processus bi du ko freiner du ko delloo ki ginnaaw ndax li ci nit ñi def li ci nit ñi joxe pour que ñu yegg si ci fi ñu yegg nii loolu mënul nul donc yaakaar nañu loolu bu baax a baax ñu yaakaar aussi que li am te muy metti muy tiis ki Sénégal lépp dina doon un moment dina tax nit ñi jëlaat conscience que population Sénégal yëpp def benn prise de conscience que lii am ni conflit bi en Casamance dafa di conflit boo xam ne ñëpp ci war a dugal seen loxo ndax ñu yegg ci jàmm. Casamance yi en premier les Sénégalais dans la généralité ñoom ñëpp ñu wax ci ñu réglé ko ndax Casamance bi ko président de la République di wax ci Sénégal la bokk. donc su problème amee en Casamance ñëpp ñu ci woo ñu sóobu ñun ñëpp ñu jàpp ko man ko doon benn liggéey ndax jàmm dellu si ci biir Casamance. ñun loolu lañ ci jàngat première jàngat deuxième jàngat gis nañu ne ñu bari ki wax mi dañuy xala joxoñ MFDC ma yaakaar ne loolu nit ñi war nañ ko moytu bu baax a baax ndax problème bi wax yàgg nañ ko wax processus de accalmie bi du jàmm accalmie bi c'est momentané nañu góorgóorlu ñu waxtaan kii accalmie bi donc war ñoo joxoon qui que ce soit encore moins le MFDC pour le moment comme l'enquête suit son cours am na yoo xam ne amoon na fi ay indices yoo xam ne ñu mënoon ne lii mënoon na fi am donc bu ñu joxoon kenn bu ñu condamné kenn nañu bàyyi enquête bi suivre son cours résultat yi ci jënn ci enquête yi ñu mën a def lecture résultat yi loolu mooy suñu point de vue. Ndeye Marie Diédhiou wax nga ko sànq lii nekk loo xamante ni nii gàllankoor na processus de paix bi waaye tey lan la ñu war a renforcer ndax jàppoon ni xëy na am na leneen loo xamante ni war nañu ko dooleel ci biir xeex bi. li ñu war a dooleel waaw renforcer waaw. dooleel tey. mooy unité wu MFDC. MFDC war na gaaw yegg ci unité am ndax négociation bi mën a am et la prise en charge également la préservation des ressources naturelles muy ressources naturelles forestières muy lépp loo xam ne ressources naturelles war nañ ci liggéey population yi liggéey ci pour préserver les ressources naturelles et encadrer également la gestion de ces ressources minérales. Vraiment loolu day ay problème yoo xam ne ni loolu war nañ ko mën a jël en compte il y a également li ñu war a renforcer mooy dimension socio-économique bi c'est vrai que président de la République def na lu bari ci aspect boobu waaye war nañ ko mën a renforcer ba Sénégalais yi gis seen bopp dans que Casamance yi gis seen bopp ci biir Sénégal. rawatina ak également soxna yi lan moo war a nekk loo xamante ni rek xëy na war nañ leen koo cëralee ci wàll bi surtout que yéen aussi ñu gis ne ay soxna ngeen mais yéen a ngi def seen kéemtalaay kàttan pour jàmm ju sax ca Casamance. ñun suñu wàllu bopp dañu am wàll ci négociation yi. te ñu ngi ciy liggéey aussi bien ak État du Sénégal que mouvement des forces démocratiques de Casamance. ñu am suñuy soxla bopp suñuy préoccupation yoo xam ne kenn mënuñu koo waxal ñun ñoo ko mën a waxal suñu bopp donc ñu yaakaar ne ñuy laaj te di ko laaj ak doole sax ñu war ko mën a am mooy suñu place ci négociation yi parce que am na luñ ci war a mën a wax.
ñu koy jaajëfal bu baax Ndeye Marie Diédhiou ñu ngi lay sant di la gërëm nga nekk njiital plateforme boobee ëmb soxna yi di xeex ngir jàmm ca diwaanu Casamance nga daanalee fu am solo muy nag négociation yooyee dañ cee war a jox gëdd gu rëy soxna yi ndax ñoom it am nañu ca wàll te léeg-léeg ñu gisee noo xamante ne nii ku ko topp ku ne di nga ci gisub saafara ci wàlluk l'armée bi nag nee na ñoom ci seen bopp ñu ngay def seen kéemtalaay kàttan ngir nag defkatu ñaawteef yooyu ñu teg leen loxo enquête ba nag ubbi nañu ko ba mbir ma rek amee colonel Abdoul Ndiaye moom moo xamle li ni mel moom bi nga xamante ne nag kon moom mooy njiital DIRPA àdduna ci wàllu woowee dinañ ci dellusiwaat ak ni ñu ko waxee ña ngay def seen kéemtalaay kàttan kon ngir defkatu ñaawteef yooyu ñu teg leen loxo ñu doon nag jaajëfal ñi nga xamante ne rek kon jot nañu jokkoo ak ñun ci mbir moomee xew ci commune bu Niassia ak fukk ak ñett ndaw ñoo ñi nga xamante ni faat nañu leen ci anam yu ñaaw ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf jàmm ja ñuy wut ca Casamance taq na rip ak deret fukki bakkan ak ñett yu ñu faat ci anam yu ñaaw loolee la mboolem yéen a kaay ñu xëyandool xëye tey Sud Quotidien nañu musiba mbaba kumba moo am ci Ziguinchor keroog samedi ay nit yu demoon ci àllu Bayot ba doon wuti mat waaye ñu bari ci ñi taxane woon ñibbisi wuñu Sud nañu ay nit yu ñore seen ngànnaay ñoo leen fekk ci àll ba jàpp leen fetal leen ba rey ci ñoom fukk ak ñett jéggi leen dem seen yoon Direct Info nañu fukki nit ak ñett la ñu rey ca Borofay L'Observateur nañu horrible yéeme na ba fa yéeme yam bil yéen a kaay bi L'Observateur mi xëy ñul kukku nettali ñu lu bari ci ne àllu Bofa bi xonqee keroog samedi ndax deret ju bari fukki nit ak ñett yu ñu faray ñoom ñëpp ay jeunes lañu di exploitant forestier am na ci ñett ñoo xam ne Guinée Bissau la ñu fekk baax li bon dëgg L'Observateur nañu moo di niñ leen reye ne am na ci ñoo xam ne dañu leen a jàpp rangale leen tëral leen fetal leen am ci ñaar ñoo xam ne dañu leen a rendi am kenn koo xam ne dañu koo lakk kenn ku bokk ci ñi taxane woon bokk ci ñi ñu jàppoon te yàlla def mu mucc ca jëlee ci ay gaañu-gaañu mu nit li waa L'Observateur loolee lépp Le Quotidien nañu waaja Ahmadou Diallo la tudd mooy rescapé ba jàmm jañuy yootaan ca Casamance yéenekaay bi nañu keroog dibéer le président Macky Sall taxaw ci télé bi di wut ak a woote jàmm ca Casamance bés ba dellu séegul sax gaañu tontu ko ak tontu lu taq rip ak deret ak fukki doomi aadama ak ñett yu ñu fa faat te am na yeneen juróom-benn yu ci jëlee ay gaañu-gaañu yu métti anki dina kay ni ñu la xew keroog samedi ca Casamance fa la bët yam fukki doomi aadama ak ñett yu demoon taxani ñu fekk leen fa rey leen ci anam wu ñaaw fukk yi dañu leen a fetal ñu dee ñaar ña jaasi la ñu leen reye keneen ka ci des moom dañu ko lakk anki dina kay nañu ñoo ngi waxit yeneen juróom-ñaar yu ci jëlee ay gaañu-gaañu yoo xam ne kenn ca ñooñee ay gaañu-gaañu mitti na lool li xew ci àllu boya ba am na ñu ne gaay yi César Atoute Badiate ñoo ko def La Tribune nañu ku ko mën di def ak ku ko mën di def lu nañu xam ne def nañu jëf yu barbar def nañu jëf ju ñaaw def nañu jëf ju xel dajul waa ji nga xam ne moom la yàlla def mu mucc ci ak bakkan ne ñu ci xët mu njëkku La Tribune gaañi bi ñu ñëwee dañ ñoo defeenal rangale ñu tiim ñu duñu fetal Vox Populi nañu fukki nit ak ñett ya ñu fetal ci àllub Casamance ba rey leen fukki ya Kolda la ñu fekk baax am na ca ñoom ñett ñu ci jëlee gaañu-gaañu yu mitti ba ñu rawale si leen Dakar Libération nañu li ñuy njoxtu moo di mbir mi loxob César Atoute Badiate génn ci te nag ñi def loolee lu ñu waajal la journal bi teg ci jox ñu turu fukki nit ak ñett yi faatu la Sénégal nañu reykati nit ya ca Casamance delloo nañu buum ca booy ba ak fukki nit ak ñett yu ñu faat juróom-ñeent yu ci jëlee gaañu-gaañu Soleil national nañu président de la République di Macky Sall nee na mbir mu ni mel waree su ko bàyyi muy sedde noone bi mu yëgee li xew yéenekaay bi nañu ci la woowee ñi séq kaaraange gi ci réew mi ñu amal ab conseil de sécurité nationale d'urgence boole kook ñaari fani dëj national ba noppi nañu jëf-jëf ju bon ji nañu leen rëbb ba gis leen fu ñu nekk nañ leen lu xarti def ci ñoom Les Échos nañu ginnaaw bi jëyee ji amee ba noppi armée bi la ñu yónni ñu dem raxasi zone ba président convoqué conseil de sécurité ba jëfandikoo doole santaane ñaari fan yi dëj national ba noppi ñi nga xam ne ñoo faatu ca musiba moomee ku ca nekk mu yëkkati 1 million jox ay mbokkam Le Témoin mi xëy di ñu leeralal li tax ñu faat leen xamal ñu ne ñi faatu ëpp na fukki nit ak ñett fukk lañu ak ñeent Sud Quotidien nañu waaye tiis woowee am ca Casamance fi MFDC ñi ngi koy ñaaw la bu noppi di xam le ne taqe wuñu ci laale wuñu ci defuñu ko deflu wuñu ko Abdoulaye Wade li mu defoon ba ñu jëlee ko fi ñi ko fi wuutu juguñu ci Mody Niang bokk ci directoire bu assises nationales yi moo ko wax ci xët mu njëkk Vox Populi mu teg ci ne corruption beeg transhumance bi yëpp a ngi fi ba léegi Serigne Mbaye Sy Mansour xalifa général des Tidianes mook Abdou Diouf njiitu réewum Sénégal ba woon ñoo nekk ci xët mu njëkk L'Observateur yéenekaay bi nañu Abdou Diouf moo demoon ca Tivaouane keroog samedi dem seeti xalifa bi ca waxtaan wa Serigne bi ñaan ko moom Abdou Diouf mu gën a bàyyi xel am réewam ndax nee na ko Sénégal soxla na sa expérience ba léegi nee na ko
ko it président Macky Sall homme d'état dëgg la waaye faaw des koy jàppale Macky jàmbaar la ñi ko wër ñoo baaxul ci ñi ko wër am na ku ñu ci doon sant ak sargal ak gërëm direct info nañu Birima Mangara la ministre budget Aïda Mbodj moo ko wax ca Bambey lu daw aw yaramam keroog ca Bambey ci ab finalu nawetaan bu ñu ko bàyyeelee woon fa la présidente conseil départemental bu Bambey bi di Aïda Mbodj ne Birima Mangara kenn du moom nit la ku am ngor nit la ku xereñ te nit la ku fonk ab dëkkam LD di Ligue démocratique parti baa ngay gën a yàqu Vox Populi nañu féewaloo ko mi ngay gën di fës ne waa LD debout nee nañu dañuy amal seenub congrès fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février Le Quotidien nañu Mamadou Ndoye mi fi ne woon jamono secrétaire général bu LD dem na fekki waa LD debout ci journal Les Échos Mamadou Ndoye di fa wax li mu sentir ba tax mu jóg dem fekki waa debout nañu stop dem xooli gan gu bees gi mu di yéenekaay bii di Source A ubbil journal bi nee nañu société yu français nañu amee doole ci réew mi ci nguurug Macky Sall dafa gën a jéggi dayoo ne ginnaaw ne ko trans ca port autonome bu Ndakaaru Eiffage ak li mu am ci autoroute à péage bi Sonatel ak France Télécom am na leneen lu am solo lu ñu nar a joxati waa France ci réew mi mu di restaurant yu université yu Sénégal yi ensemble dip entreprise bu nekk ca France moom la ñu bëgg a jox marché bi daanaka sax lépp sotti na lu sotti am borom maa nga ca tàggat yaram ga ak journal Record mi xëy ànd ak i kàngam ci wàllu football di jàngat latéral droit bu équipe nationale bu Sénégal ak ña nga xam ne ñoo ca nekk ñan ñoo cay waaja dëgg-dëgg yéenekaay bi li mu ci gis moo di coupe du monde 2018 bii di ñëw mbir mi Lamine Gassama la ak Moussa Wagué. ñu jaajëfal ko bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dina fi teewaat 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñoo ngi leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.